ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci sujet boo xam ne ñoo leen ko diggoon ay fan ci ginnaaw bërki démb rek kenn ci abonné yi mi ngi ñu koy fàttali naan ñu ana suñu vidéo bi ngeen ñu diggoon parce que moment bi muy xew fekkoon nañu absenté woon nekkuñu woon dans les dispositions pour def ci yaatal muy lu bees ci dossier Sweet Beauté gannaaw bu ñu dégluwee docteur Alfousseyni Gaye fin avril. gynéco bi defaloon Adji Sarr certificat médical bi nga xam ni moom la boole woon ak plaintam dem déposer ko section de recherche ñun ñu gëm ni gannaaw bu ñu ko dégluwee ba noppi doyen des juges bi yore dossier bi muy Maham Diallo mënoon na fa sax jaare yamali mbir yi ndax tous les éléments du complot sont réunis pour bañ a yëkkatiwaat fitna ci réew mi ndekke boo seetee Adji Sarr dafa sax trompé woon nax ñi ko yónni woon ne leen am naa li ngeen bëggoon fekk dara newu ci woon dëgg. naka la leen naxee woon daan ci revenir ci biir vidéo bi bu ngeen gisee nag ñu mel ni ñun nekk di topp dossier bi parce que ne ngeen ni daaw cay caaxaanu quelques personnes réew mi tàkkoon na kenn liggéeyiwul nelaw ba yandoor sax jafe woon na ba finalement une dizaine de personnes ñàkk ci seen bakkan loolu kenn bëggatu ko ci réew mi waaye nag fitna du lu ñuy prêcher di ko jibal kott ci làmmiñ ba noppi de xamb yoo xamante ni wóor na leen ni bu sottee ay millions ngi doomi aadama duñ ko seetaan gis ngeen fan yële bi Sonko ne buñ ma wooye dinaa dem wuyu ji maa ngi ñaan jeunes ni ku ci nekk dem doxi sa yitte ku mën a toog sa kër nga toog mais ci même jour bi ngay gis ñu def seeni vidéo yu gàtt taxaw na ko yow dañ lay toppatuñu topp sa yoon newu ci gunge bi moom par force la parce que nekkatuñu ay jamonoy 1960 yi nga xam ni mën nga jàpp benn Omar Blondin Diop ray ne dafa xaru Mamadou Dia nga liquider ko politiquement ñëpp toog di seetaan parce que xamuñ woon xew jaxase woon nañ ko askan wi tey complot yeeg détournement yeeg délit yi sénégalais bi ci benn outil bu ndaw la koy découvrir ñu naan ko smartphone da ngay nas say mbir fajar balaa ngoon mu ne fàng ci penc mi. loolu tey moo nekk di xew ci l'affaire Sweet Beauté un an après mbir yaa ngi leer benn par benn mais puisque ñun dañ leen diggoon ni étape buñ ci toll rek daan ci def taxaw seetlu. tey dañuy ñëw ci naka la Adji Sarr naxee woon ñu ko yónni woon gëmloo leen waamul ba tey ni mu éclaté. déjà li ñu war a xam ci biir bi mooy ñu reconnaître que ni biñ koy tëgg complot bi effectivement Macky Sall yëgul tinul bi complot bi di door. responsabilité Macky Sall dans cette affaire bi ci njëkk mooy di protéger ay délinquants bàyyi leen ñuy taxawaalu ci biir société bi ba mujj doon ay poson yi yee fitna ci Sénégal. lii di problème bi yëpp mi ngi ci vidéo bi ñu defoon ci rapport OFNAC yi mujj yi Mamour Diallo la ñu jàpp loxo ci poche mu détourné suñuy 94 milliards ànd ak xaritam muy Tahirou Sarr di fàttali ni Ousmane Sonko moo feeñaloon sàcc boobu noonu moo xamal sénégalais yi càcc boobee nu mu demee. léegi au lieu que Macky Sall bàyyi yoon def liggéeyam ñu jàpp Mamour Diallo na ko ràpp ci kaso bi mu fay ñu suñu xaalis déedéet doo ko récupérer taf ko ci wetam mu doon alliéem Mamour Diallo en tant que nag délinquant ambulant boo xamante ni nguur moo ko làq léegi am na wéeruwaay mu ne nag dafay jël revanche am ci Ousmane Sonko dafay fayu te jaral na ko lu nekk. lii moo indi l'affaire Sweet Beauté un gars bu taxaw ni dafay jël revanche am ci keneen et par tous les moyens jël ay xale yu ndaw monter leen financer leen pour que ñu jouer le sale boulot ñoom itam ñu ñàkk kilifa nangu loolee. léegi responsabilité Macky Sall dans cette affaire mooy ba mu demee ba loolee toq ci noppam complot bi arrêté wu leen ndax da cee am occasion bu musul am compte bu mu bëggoon yàgg réglé te musul am buntu. parce qu'il faut reconnaître Macky Sall ba mu dàqee Ousmane Sonko impôt domaine ba pare li mu njëkk a def mooy santaane investigation ci alalam maanaam diggante bi Ousmane Sonko nekkoon impôt ndax dajale na fi alal ju takkoo takku comme ñenn ci moromam yi su ko defee ñu mën ko toppee enrichissement illicite xaalis bu lewul tëj ko ne ko sa salaire mënu laa may kër yi wala koom-koom yi. bu ngeen amee souvenir période boobu la Ousmane Sonko defoon sortie ne ku ko xamal beneen kër burul benn bi mu yor si kër góor gi te mu doon ko fay par tranche ba mat na ko wax. am naa benn kër boo xam ne defe naa ci weeru koor gi sax laa ko pare fay ndax damaa xëy Sicap envoyé ma commandement huissier ne ma soo ñëwul fay ñu nangu kër ga fa laa dëkk ak sama njaboot. ku mun a génne Sénégal beneen kër bu Ousmane Sonko moom
Sénégal Dakar wala hors de Dakar sénégalais bu ko mën a génne jox naa la autorisation. bi mu waxee woon lii la gars yi dem génne ay document ñoo ngi fàttaliku waa leeral sax ñu ko publier woon parce que souvent mooy média bi ñuy jëfandikoo ci yenn complot yi ñu génne ay document ne Ousmane Sonko am na benn kër ab immeuble buy jaar 300 millions fi nga xam ne mooy lotissement 6S côté foire bu Dakar li ñuy wax nii c'était en janvier 2019 ñettat ci ginnaaw kër gaa ngi nii mooy image bi ngeen di seen état de droit réel maanaam kayit bi permettre ñu mën a identifier terrain bi ba noppi xam kuy boromam moo nekk nii itam ndekete gaa yi dañoo dem impôt domaine di seet bépp kayitu kër bu am turu Ousmane Sonko ngir mën koo publier ne waa ji li mu wax ak li mu am du benn. bi ñu defee seen investigation far yam ci benn document bu am Ousmane Sonko mooy état de droit réel bii ngeen di seen rek tiit yàkkamti ne jàpp nañ waa ji dem fa terrain ba nekk fekk fa immeuble 300 millions ñu photo ko jox ko waa leeral ñu publier ko. ndeke Ousmane Sonko bii ñu photo këram dugal ko ci internet bi ak Ousmane Sonko politicien du benn. Ousmane Sonko bii mi ngi juddul le 15 juin 1974 alors que Ousmane Sonko politicien mi ngi juddul le 15 juillet 1974 ñoo bokk at bi ñu juddu bokk dëkk bu ñu juddoo muy Thiès waaye weer lañu magantee. gaa yàkkamti daal di koy publier te vérifier wuñu que ni du même personne bi tur lii ak année de naissance moo leen boole. complot bi échoué donc comme que Macky Sall yàgg naa seet di seetantal waa ji fu ne gisul lu mu ko mën a toppee bi Mamour Diallo toggee complot ba noppi mu yëg ko da ca jafandu di coordonné ki fi newoon procureur muy Bassirou Gueye kooke di xamb taal bi di garaawul dossier bi ne nag am naa occasion tey ngir terminer ci mbiru waa ji définitivement comme que seet nañ ko fu nekk mënuñ koo jàpp bi mooy sunu sànni tàccu. donc lii parenthèse bu ñu bëggoon leeral la pour wàllee ni gars yi dossier bi lu mu leen jaral mooy seen seule occasion te bëgguñ ko raté waaye malheureusement Adji Sarr da leen nax waxu leen dëgg te ñu li ñuy posé mooy est-ce que ñoom conscient nañ ci ne Adji Sarr daf leen trompé naka la leen trompé nag ci la ñuy ñëw. bi Mamour Diallo yi génn Ousmane Sonko dafay maase woo ci benn institut de la place. kii di Sidi Ahmed Mbaye daal di koy informer loolee ci la Mamour Diallo recruté booy bi muy Sidi Ahmed Mbaye fay ko jëlal ko logement bu sorewul ak fi institut bi nekk jox ko oto pour mu gën a jege Adji Sarr di ko defloo di ko waxloo lii moom umpatul kenn leer na. c'est bon xalaat naa ci affaire yi et je suis prête en fait mais j'aurais préféré toog ak yow ak kooku ñu waxtaan tout ça kon ko instant bi nag nekkoo fi xaw ma nu muy demee. mais bëgguma jël benn risque di envoyer vocal et tout ça mais loolu. mais Ameth xam man lan laa gis mu gën a yomba di jënt numéro Ousmane Sonko explique ko nu mu demee naa ko temps laa soxla mais le reste man maa bëggul ay ma génn ci ay journal wala yeneen ak yeneen wóor na ma ne su amee sama photo dina génn comme photo gel bi nu mu génnee ñooy laa bëggul. léegi yow xoolal rek la ma la wax nii. Ameth man damay xalaat ñi ma xam ñu nekk ci état bi yëpp gis nga loolu su xasee ba jàll kenn dootu la ñemee comprendre nga ñëpp dinañ naan ni gel bi nii gel bi naa man yooyu lay xalaat yooyu lay sóoraale billaay. ak affaire yi ni muy demee su ma envoyé vocal bi fu muy dem. après ñëpp xamee sama baat tu vois mu nekk ci internet bi et tout ça billaay mën naa jël sama responsabilité mais yow nga toog comprendre nga moom mu toog. mais pas ma envoyé le vocal bi yow nga transféré ko wala nga koy déglu loolu yëpp mën na ko capturer. complot bi nag lenn la woon mooy na Adji Sarr fexe ba sëkk ak dara Ousmane Sonko su ko defee ñu mën ko yóbbu hôpital defal ko rapport médical ne dañ ko violé yóbbu mbir yi ci yoon. en contrepartie moom Adji Sarr ñu fay ko génne ko réew mi mu mëne beneen vie de luxe te lii Mamour Diallo moo ko confirmé ci audio bi ko Adji Sarr enregistré woon maanaam deal bi mooy. après ñu génne le Sénégal. te dama am benn contrat ak yow li nga waxoon mooy bis bu procès bi jàllee day di wutal passeport day ngay ñëw tukki bis bu procès bi jàllee day di wutal passeport day ngay ñëw tukki. gannaaw gi ñuy rëbb Ousmane Sonko matin midi soir biir Sweet Beauté ba bésu 2 février 2021 bi mu fay ñëw pour une séance de massage.
jour bi nag la Adji Sarr ndax ñi ko yónni woon gëmloo leen li ngeen ma santoon am naa ko parce que moom jàppoon na ni buñ ko yóbbee hôpital ba mu porté plainte ba noppi mission am jeex na dañ koy wutal visa dagal ko billet avion jox ko xaalis mu génn réew mi gannaaw gi lañ koy yóbbu hôpital général Idrissa Pouye bu Grand Yoff ñu gën koo xam ci CTO fekk fa un médecin bu ñu naan Alfousseyni Gaye muy gynéco bi ñu déglu fan yee weesu te ci biir audition am mu daal di confirmer que ni complot am na partie boobu daañ ci revenir moom médecin bi daal di def liggéeyam comme ni mu waree ba conclure ci rapport médical am ne waxtu yi mujj yi Adji Sarr déclaré suyul ak benn góor rax ci dolli ba mu ñàkkee ndawam yàgg na këyit bii la Adji Sarr booleeg plaintam dem déposer ko section de recherche léegi ñoom yi fi cuune ñu def mooy bi médecin bi defee rapport bi ba fermer ko ci enveloppe jox leen mooy ubbiwuñ ko xool lan moo nekk ci biir li wér te wóor mooy jour boobu noonu buñ ko ubbi woon ba xam ne ci médecin bi bind dinañ fomm seen plainte bi ba beneen yoon xam ne Adji Sarr waxul dëgg ndax rapport médical bi dafa seetal Ousmane Sonko ba mu set wecc mais comme niñ ko yàgg waxee ñi tëgg complot bi duñu ay pro ñu daal di déposer noonu plainte bi plainte boo xam ni prêt à porter la lu tax ñu ne plainte prêt à porter la waxoon nañ ko daaw mooy bind nañ ko lu yàgg avant sax Ousmane Sonko di ñëw jour bi Adji Sarr di wax ne dañ ko violé te lii témoignage yu médecin bi def rapport médical bi moo ko dëggal ci loolu la ñuy revenir moom Alfousseyni Gaye ci jàkkaarloom ak doyen des juges moo ne laataa muy recevoir Adji Sarr la veille benn xaritam waaye aussi di avocat am di maître Samba Sow ñu gën koo xam ci tur Gabi di gor ci Mamour Diallo rax ci dolli doon liggéey ci cabinet Dior Diagne jabaru Antoine Diome da ko woowoon téléphone ne ko naal booleeg benn xale bu jigéen boo xam ni benn waay da ko sonal ci mbiru viol nga daal di ma koy consulteel nee na boobu moom xamul li xew lu tax ñu ne leen Adji Sarr dañ ko bindal plainte laata sax bés bi mu wax ni lañ ko violé plainte bi jiitu le soi-disant viol daaw bi coow li bare ba turu maître Dior Diagne génn ci moom Dior Diagne ngir rëcc ci coow li dafa bind le 9 mars 2021 ne maître Samba Sow moo xaatim plainte Adji Sarr bi moo bind ko maître Samba Sow bindaat daal di koy tontu le 12 mars 2021 ne naam recevoir na Adji Sarr 15 jours balaa muy porter plainte ci bureau ca Dakar jox ay conseil jàpp leen Adji Sarr 2 semaines 15 jours balaa bés bi mu wax ni lañ ko violé briefé nañ ko préparé ko waajal ko pour mu dem ñu tëddee ko maître Samba Sow nangu na ni participer na ci loolu noonu waaye nee na musul jël xalimaam mbaa clavier am bind plainte boobee te itam boolewu ko ak benn médecin bi mbir yi di xew ngeen gis ni kon ku nekk nga koy jiiñ sa morom ñan ñooy tamante dëmm goro Mamour Diallo bi tëgg complot bi di maître Samba Sow ak maître Dior Diagne di jabaru Antoine Diome ministre bi ñu dénk biir réew mi ñoomi neen ñii ñoo ngemboon Adji Sarr sur le plan juridique ci wàllum yoon dëggal ko lii yëpp na gën di daaw la woon waaye 1 an après gannaaw benn at liñ naan yàlla ay ci potum buur ku ne la nga waxoon daaw ren yàlla weer na la ci penc mi ci contradiction yooyu la ñuy ñëw Adji Sarr gannaaw bu mu porté plainte daaw ba gendarme yi déglu ko ñoo ngi ci PV d'audition bi question biñ ko njëkkoon laaj mooy ndax yaa bind plainte bi mu ne waaw man maa bind plainte bi lii Adji Sarr moo ko waxoon daaw tey lépp leer na ni Adji Sarr du wax ko du dëgg wala sax gënati leer plainte bi mi ngi dox diggante maître Dior Diagne ak maître Samba Sow ñoomi neen ñoo ko bind te bind nañ ko ay fan laata bés bi ñu wax ni lañ ko violé lii lañ naan kon viol anticipé lu musul am ci àdduna Sénégal gii la xewee ñaareelu wax lu dul dëgg tukkee ci acteuru complot yi mooy maître Samba Sow daaw dafa bind ne naam recevoiroon na Adji Sarr 15 jours laata plainte bi di am laata bés bi ñu wax ni lañ ko violé ngir waajal ko ngir mu dem ñu tëddee ko waaye nee na gannaaw loolu musul dégganteeg moom musu ko itam booleeg benn médecin ren gannaaw bu ñu yëkkati waatee dossier bi ba déglu médecin bi def rapport médical bi muy Alfousseyni Gaye nee na maître Samba Sow moo ko wóol ne ko naa la booleeg ab xale bu jigéen muy Adji Sarr nga consulteel ma ko waaye moom médecin bi mooy wax ne xamul woon li xew
ba tax ne bi mu recevoir woon Adji Sarr def na liggéeyam comme ni mu waree mooy waxtu yi mujj yi mu wax ni lañ ko violé moom gisul benn xeetu lëkkaloo mbaa lu ñu forcé wala luy ndiru violence ci yaramam waaye tam ndaw si ñàkk na ndawam yàgg na maanaam gisul benn trace yu viol. kon ngeen gis ni complot bi mboolem acteurs yi ko sekk daal di koy tëgg en amont koo ci jël jàpp nañ ko en flagrant délit de mensonge parce que lu dul dëgg du yàgg. ñu nag li ñu métti mooy bu Bassirou Gueye en complice ak kilifa muy Macky Sall bàyyi woon gendarmerie wéyal enquête am comme ni mu waree ba déglu médecin bi ne ngi ni daaw pas bàyyi ba ren lépp ñu teg ko ci yoon bañ a yàkkamti tëj lu benn doomi aadama buntu complot bi dafay teel a feeñ ñu jàll ci beneen mbir. waaye bi gendarmerie commencé déglu mbooleem ko ci laalee la Bassirou Gueye ne foqet dossier bi yokku ci ay mbiram loolee defoon nañ ci vidéo spéciale yóbbu dossier ba assemblée nationale ne nañu summi malaanu kiraay bëgg a parax-paraxe affaire yi ba fiir na judd ci réew mi ci lu mënoon ñàkk. moo tax réew kenn du ko yor ci fayantoo tey ma yàq diw wala diw dootul tekkiti dara ci réew mi parce que tôt ou tard dëgg dafay feeñ. Mamour Diallo mi dëgg lii lépp la taxoon muy fayantoo muy dossier 94 milliards yi barki dem la ko rapport of nag jàpp loxo ci poche ne Ousmane Sonko yaa am dëgg ba jébbal dossier bi procureur de la république ne nañ ko yóbbu ci yoon. waaye li ñu laaj mooy boobaak léegi ani procureur ani yoon ñu ñuy tànqal subaak ngoon guddeeg bëccëg ci dëkku yoon la ñu nekk la ñuy déglu boobaak léegi ani yoon. kon tax solo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daj incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.